gars yi ñu leen nuyu di leen ziar bu baax yéen ñi ñu suivre ci 4appuis partout dans le monde bàyyiwuñu fenn waa France États-Unis waa Espagne waa Maroc Argentine Allemagne bàyyiwuñu fenn fu Sénégal nekk di suivre 4appuis rek ci monde bi nuyu nañ la ziar la tey ñu ngi toog a Balla Diouf fekk ko fii ci Yoff këram fas yéene waxtaan ak moom ci combat bi amoon démb doxal si diggante Boy Niang ak Tapha Tine combat bi nag ñëpp gis nañ ni mu jeexee par avertissement la jeexee tey nañ ñëw seet si Balla Diouf fas yéene ci waxtaan ak moom joxe ci xalaatam ci ni combat bi jeexee ak ñi Boy Niang bëree ak ñi Tapha Tine bëree nañ ko nuyu bàyyi ko mu nuyu ñu si daan dugg si waxtaan bi Balla maa ngi lay ziar. waaw Khadim maa ngi lay delloo ziar di la nuyu di nuyu sénégalais yi di nuyu amateurs yi di nuyu diaspora bi yëpp diaspora sénégalais bi yëpp fu ñu mënti nekk ñu ngi leen di jox loxo. waa ñëw fas yéene ñëw def benn analyse rek ci événement bi xewoon démb ak ni mu déroulé. waaw di la jaajëfal bu baax a baax a baax a baax. macha allah Balla comme ni ma ko waxee léegi Boy Niang Tapha Tine démb la ñu bëri woon arène nationale. combat par avertissement la jeexee mais bala ñu ñëw ci combat bi. d'abord dañuy ñëw ci dugg si ñaari mbëri seen tuus bu ngeen a gisee ñun naa ñu tuus. la nga jàngat seen i kanam ak seen tuus. waaw démb ku xool événement bi vraiment ci côté organisation la ñuy njëkk a wax jaar na yoon. donc voilà mbër yi nag ñëw nañu vraiment préparer seen combat. ku xool ñaari mbër yi dugg si démb. xam ni vraiment liggéey nañu te waajal nañu bés bi. parce que boo xoolee ni ñu tuusee démb. ku ci nekk démb yaa ngi téye woon sa ndam sa loxo. waaw ni combat bi déroulé nag. vraiment xaw na bett Sénégalais yëpp. xaw na bett ñëpp parce que combat la boo xam ne tey espoir bu bëri tegu woon na ci kaw Boy Niang. ñëpp yaakaaroon ni combat bi dina gën a neex. wala dina jeex démb combat bi dina jeex donc finalement noonu la mujjee. voilà noonu la mujj demee. bi ñu sumee ko est-ce que li nga doon xaar ci seen forme yi loolu nga gis. waaw bu ñu sumee ko ku xool Boy Niang vraiment xam ne liggéey na physiquement. liggéey na liggéey bu wóor. liggéey la boo xam ne vraiment liggéey na ko peut-être tey li may wax rek ci côté Boy Niang mooy côté stratégie. tey bu ñu xoolee démb ni làmb ji déroulé. Boy Niang dafa focaliser wu trop ci côté mystique. pas stratégie gisuñu. bon commencé woon na benn stratégie ba làmb ji commencé. mais c'est juste que dafa taxaw corps à corps bi dafa bëri te arrangé wu ko. tey xëy na bu doon déplacé wu parce que booy bëri ku mel ni Tapha Tine mu sut la. peut-être gën la diis. am na yenn corps à corps yoo xam ne du la arrangé surtout ngay corps à corps ci à chaque fois boo demee ci côté saako yi. waaw non bala ñuy ñëw ci combat bi. waaw forme bi d'abord. waaw forme bi baax na trop. Tapha Tine démb ku ko xool xam ne démb indi na poids. indi na stratégie. parce que démb ku xool Tapha Tine nu mu bëree. ak forme bi mu indi. tey mën nañu wax ni. Tapha Tine démb si stratégie la teg combat bi. mooy tey li ma daloon erreur yi ma daa dal. du ma dal ci combat bi. xëy na nag côté physique ak côté entraînement. gis nañ ni. Boy Niang moo gën a fendi. côté physique moo gën a fendi. comme Tapha Tine moom naturellement poids lourd la. poids am la indi ak stratégie. loolu la bëree démb ci combat bi. noonu la bëree démb. mu mel ni Tapha jàng na ci combat si digganteem Ama Baldé. moom laa lay wax ma démb boo ko xool Tapha ni mu bëree. mooy indi na stratégie. mooy erreur yi mu defoon dans le passé. mooy bugg ko woon commettre démb. moo tax démb mu wàcc. tey dër di déglu Boy Niang. bu Boy Niang deful dara. mu répliquer. du dëgg. donc indi na stratégie bu wóor démb. ci loolu am na ñu ne Boy Niang aussi poids bi mu wàññi poids dafa ëpp ku dajeeg lourd bu mel ne Tapha Tine war nga mën a indi benn volume bi. waaw pour mën ko bon léegi loolu yëpp ay waxu après combat la. man li may wax ni toujours kuy dugg marché li nga yor ngay duggee marché. Boy Niang li mu indi ci làmb ji démb loolu la indi loolu la am. li mu am démb la indi ci làmb ji te ku ko xool en tant que sportif xam ni il est bien bâti. il a bien préparé son combat. peut-être côté stratégie la ñuy wax stratégie bi moo des mais tey ku xool. dugg ci Boy Niang tuusam ba ci biir combat bi ku ko xool di nga xam ni Boy Niang physiquement il est prêt. physiquement entraîné na li mu war a entraîné. kon li mu am démb loolu la indi ci làmb ji. loolu la indi démb. ok mais analyste yu bëri dañoo waxoon ne avant combat bi bu arbitre sifflé Tapha Tine ni mu war a bëree mooy avancé ci kaw Boy Niang mu mel ne loolu la dégg loolu la bëri démb. arbitre dafa sifflé mu dox ci kawam. non loolu mooy yoon parce que nit ki boo ko ëppee relonge. soo ko ëppee relonge. ba pare mu nekk mbërum bërikat. da ngay wàcc. ak say garde. dër dem ci moom. Boy Niang kañ moo waroon def ay déplacement latéral. def fexe di nekk ci biir géew bi. mais tey boo demee ba ci côté saako yi. côté saako yi nga xam ne bu ñu miimee sax boo moytoo génn. tey munoo fa taxaw di corps à corps te Boy Niang yi ñu gis yëpp day bu demee ba ci côté saako bi lay door a taxaw. donc effort bu ndaw rek bu ko Tapha defee mu génn. donc tamit te avertissement yi tamit. mun naa ci wax tuuti parce que mun nañ ko xoolaat.
parce que dafay gaaw trop ci événement yu mel nii adduna bi yëpp di ko xaar ay 5 avertissement di ko jeexal tey war nañ mën a def boo génnee benn yoon ñaari yoon deuxième sortie bi ñu defal la avertissement quatrième sortie mu nekk deuxième avertissement verbal. waaw première sortie mën na nekk avertissement verbal comprends nga deuxième sortie nekk avertissement donc yooyu noonu yëpp war CNG mën na ci xalaataat donc juste luy yokk làmb la mën na ci xalaataat parce que am événement yu mel nii ñu préparé ko ay weer 2 ans ñëw mu jeexee ci ay avertissement tellement que c'est tellement rapide vraiment que règlement la nag mais règlement bi war nañ ko gën a ñoŋal gën ko xool ba nga xam ne tey dina mën a permettre tey arbitre yi ak amateurs yi tey mën a seetaan làmb ba mu jeex. mën a seetaan làmb léegi stratégie Boy Niang bëri à chaque fois Tapha Tine dox ci kawam day arrière ba ci côté saako bi. est-ce que d'accord nga ci stratégie bu Boy Niang tegoon dem. waa début combat bi ni ñu commencé Boy Niang stratégie bi mu amoon di déplacé wu pour doxloo parce que poids lourd booy bëreeg moom da nga koy doxloo. bu ñu gisee ni Boy Niang doxloowul Tapha Tine lu bëri. doxloowu ko lu bëri ci combat bi. da ko waroon doxloo juumloo ko. tey dafa bàyyi ak Tapha Tine conscience am ak stratégie am tey Boy Niang li mu bëggoon rek mooy tey toucher Tapha Tine Tapha Tine màmm mu wàcc dajeek moom tey essayé na ko benn yoon ñaari yoon baaxul mais changer la stratégie mooy tey ñëw tey ku xool combat Tapha Gueye Yékini tey ku xool Tapha Gueye Yékini tey Boy Niang stratégie boobu la waroon indi parce que tey fa poids lourd booy bëri moom da nga koy doxloo gauche doxloo ko droite taxaw ci digg bi xeex ak moom demaat côté gauche du daw mais stratégie la mais tey boo ñëwee booy bëri ku mel ni Tapha Tine mu ëpp la longe sut la gën la diis boo demee ba ci saako yi taxaw bëgg a raag ak moom wala bëgg ko jumloo foofu day metti combat bi mooy compliqué ci yow donc li ñuy constaté dem Boy Niang dafa ñëw ba ci làmb ji comme làmb ji mujjee compliqué ci moom donc voilà mënoon nañ wax ni tey làmb ji ñu bëri dañ ko doon xaar ci combat bi bëri na nag il n'a pas démérité li mu war a def yëpp def na ko bëri na xeex na waaw mais tenté na action foofu tenté na ay li mu war a def yëpp Boy Niang def na ko mais c'est juste que poids lourd da nga koy doxloo da nga koy doxloo pour juumloo ko mais nag vraiment combat bi ni mu jeexee neexul kenn Boy Niang tey dañ koy encourager parce que champion la wax dëgg yàlla Tapha Tine tamit champion la mun naa wax ni tey ci côté ñaari mbër yëpp ci seen carrière lii arrangé wu leen mais nekk na loo xam ne tey lamb moo ci gagné parce que tey Tapha Tine bu ko Boy Niang daanoon carrière am jeex na tey Boy Niang bu daan woon ci combat bi tey doon na gën a ñaaw tey xëy na mën nañ wax ni sax ñoom ñaari mbër yi ñoo ci xaw a gagné tuuti mais amateurs yi ñoo ci perte waaw amateur ñoo ci perte mais bu ñu xoolee sànq ne nga Boy Niang waroon a déplacé wu latéralement doxloo Tapha Tine est-ce que loolu topp tegtal tamit des fois du pénaliser mbër ak ma gis na à chaque fois Boy Niang da doon bëgg kiyam di ko woon ginnaaw cumukaayam di ko woon féete ginnaaw waaw mais si cumukaay mën na la féete ginnaaw mais nga dem latéral boo demee ngay déplacé wu latéralement tey bu doon déplacé wu latéralement mën na garder cumukaayam en plus mën na wër géew bi mën na wër Tapha Tine mën na ko wër lépp stratégie la ak déplacement bu gaaw parce que moo tax mbëri bu ñuy préparer seen combat dañu war booy bëri ku diis da nga war a préparer déplacement bu bëri ci côté yi parce que loolu moo lay permettre tey nga mën a gis ki ngay bëri nga mën ko natt nga mën boo waree song boo waree dóor parce que poids lourd boo ko doxlawee tuuti rek da lay commencer énervé da lay bëgg a jàpp day bëgg a jeexal combat bi donc temps boobu nag la Boy Niang amul woon démb mais est-ce que taayu Tapha Tine pénalisé du Boy Niang ci indilul problème Boy Niang ci combat bi parce que dañuy gis ne bu ko doon dóor même bu koy dóor day yóotu ci dóor bi sax du egg ci loxo yi lay yem non du pénalisé wu ko parce que boo xoolee am na coup yu ko Boy Niang dóor te dugg na tey ba ko Boy Niang bëggee song na ko mais c'est juste que rek Boy Niang dafa bëggoon jeexal combat bi te poids lourd bi sonnul te poids lourd booy bëreeg moom foog nga sonnaloo ko tuuti foog nga doxloo ko daw jàppanteeg moom bëreeg moom jargandiku mais booy benn ak moom Tapha Tine mbër buy benn at moom moo la mën Tapha Tine da nga koy sàcc wala nga doxloo ko mu déclenché mu daw ñëw ci kaw nga bëreeg moom foog nga defloo ko dara mais booy benn at moom di benn at moom day metti rek parce que moom mbër la boo xam ne jesel la plus combat bi di dem plus muy gën a tàng plus muy gën a am confiance Tapha Tine mbër bu koy daan da nga koy daan ci première minute balaa muy xalaat mooy da nga koy sàcc nga daan ko bu yaram bi tàngee mooy nga bëreloo ko doxloo ko pour mën ko sàcc voilà donc combat bi daal sa waay li ma la mënta wax mooy ñun ñëpp xalaatuñu woon mu demee nii mais nag
ci côté règlement aussi waaw ci côté règlement aussi war nañ xoolaat bu baax avertissement yi ni ñu koy joxe. war nañ ko gën a ñoŋal ba nga xam ne du nekk ci tey combat Bombardier Balla Gaye tey kenn ñaanul mu demee noonu. Modou Lo Ama Baldé kenn ñaanul yàlla mu demee noonu. kon tey CNG am nañu temps ci combat yi di ñëw. ñu réfléchir si parce que règlement dañ koy ñoŋal rek. dañ koy ñoŋal. waaw ñu xalaataat ko ba nga xam ne tey même bu combat tënkoo. mu bañ a jeex ci ay avertissement. ñu am ay stratégie yoo xam ne. combat bi war na mën a àgg ci ñaari mbër yi. ba du am avertissement. waaw wala tamit ñu xool avertissement yi tamit ñu xool avertissement yi nekk ay suspension pécuniaire mooy tey ku mbër boo am 5 avertissement mën nañu wax ni tey boo xasee ba am 5 avertissement dinañ jël temps si sa cachet tey yaakaar naa ne yooyu yëpp ay réflexion la que combat bi bañ a jeex amateurs yi si gagné tey mun nañ ne tey mbër bu ci am 5 avertissement mun na à partir de 5 avertissement laa dinañ jël 10% wala 5% sa cachet bu ko defee combat bi dina àggam ngir ñi jënd seen billet ngir ñi nga xam ne tey ñoo toog di xaar événement bi ngir ñi nga xam ne tey ñoo nekk extérieur di jënd ay code di dundal suñu sport national ndax ñuy mën a seetaan lamb yi àgg bu ko defee tamit am nañu ne goût inachevé waaw goût inachevé lay doon parce que tey bu ñu xaaree 2 ans combat bu mel nii ñi jënd code jënd ticket déplacé wu bàyyi si añu ñu lekk ñu dem stade yendu fa ba ngoon mu jeexee ci ni goût bu amer lay doon. donc mooy li may wax rek kon règlement yi war nañ ko gën a ñoŋal xalaataat ko ba nga xam ne tey 5 avertissement du tas combat mais mun na am ay répétition yu conséquent ci cachet mbër mi. ci cachet mbër mi. ok léegi ci loolu bu ñu xoolee Boy Niang aussi bi muy préparé Tapha Tine jël na beneen avance muy avance Balla. est-ce que loolu tamit xaw ko perturbé ci wax yi jógee ci kaw ñoom Balla bu ko Tapha Tine daanee duñ ko jël ak est-ce que yow perturbé encadrement est-ce que defuñu foofu. non mbër buy préparé combat am na yoo xam ne du ko déglu c'est juste que ñun analyse yi ñuy def rek ci sunu xalaat mooy tey boo xoolee Boy Niang catégorie bu mu dugg ci poids lourd yi ci VIP yi. tey nga bëreeg Lac de Guiers mu demee nii. nga bëreeg Tapha Tine mu demee nii xel day dem ni. pour nga daan Balla Gaye day impossible. donc te làmb nag waxul dëgg làmb moom tey mun nga daan kee daan la. wala nga waaw amul logique làmb amul logique. mais tey dégg naa ay wax yoo xam ne vraiment defarul làmb. mooy ay Boy Niang bu daanoo du bëreeg Balla Gaye ay nii loolu rafetul làmb le fait que ñu signé contrat bi rek nañ ko honoré. ak ku lu mën a xew nañ ko honoré parce que tey. ku xam Aziz Ndiaye xam ne làmb rek lay dund. tey am na yoo xam ne nit ñi duñ ko ci poussé. xëy na tey ba mu koy waxoon na ko nii rek. mais tey combat Balla Gaye Boy Niang Sénégal ñëpp dañ ko soxla. tey at lu mën a xew. tey mën nañu wax ni Boy Niang am na tolof fii mais ñaanuñu ko yàlla tey. Balla Gaye tey bu amoon genre tolof yi mel noonu kon lu ñuy wax. tey kenn ñaanu ko yàlla kenn xalaatul làmb waxul dëgg. tey bu Bombardier amee ndam ci Balla Gaye nu muy demee. kon dootul bëre ñeneen ña ca des tamit dañ naan non ñeneen ñam waru bëreel kon am nañ droit bañ na duñ bëre moom ndax dafa daanu donc am na wax yoo xam ne defarul làmb voilà donc nañ xool comme dem nañ ba waxtaan ba signé ay contrat nañu respecté contrat yi vraiment xool ni ñuy ñoŋalee làmb ji ba mu ñoŋ ba nga xam ne combat yi dina mën a àgg amateurs yi am ci satisfaction Sénégal ñëpp am ci satisfaction ñu fexe ba combat yi di àgg ñu xoolaat règlement yi daal ñu xoolaat règlement yi xool vraiment ni ñu koy ñoŋalee ba nga xam ne 5 avertissement dootul tas lamb. loolu am na solo. Balla ñu bàyyi la nga tàggoo. waaw di tàggu mbokk amateurs yi di tàggu sénégalais yëpp di encouragé waat Boy Niang bu baax a baax di ko wax ni il n'a pas démérité bés nag mooy mel noonu di féliciter Tapha Tine di ko xamal ni aussi vraiment buntu lambam ubbeeku waat na donc lamb moo ci gagné di nuyu sénégalais yëpp. jërëjëf jaajëf Balla jaajëf Khadim.